la coalition, chers journalistes également, et collaborateurs, nous nous sommes réunis ce jour qui marque l'ouverture de la campagne municipale du Sénégal, plus particulièrement à Bambilor, pour faire un point de presse qui est un prétexte pour nous de décliner notre feuille de route, mais également notre programme pour la mairie de Bambilor. Donc c'est tout un honneur pour moi aujourd'hui, en tant que futur maire de la commune de Bambilor, d'être présent parmi vous pour étaler un programme aussi ambitieux et réalisable pour notre commune. ñuy sant yàlla ci toog fii ginnaaw bi nga xamante ne bii le futur maire Mamadou Damba Danfakha mu ngi am yaakaar ak yéene ak confiance ci man pour dénk ma li nga xam ne mooy direction de campagne di ci sant ñëpp ñi nga xam ne bokk nañ ci coalition bi di leen wax ne yàlla nañu yàlla jàppale ba ndam rek topp ci di wax ne dinaa wax ci candidat bi muy Mamadou Demba Danfakha di nit koo xam ne du dafa xaar ba élection jóg mu jóg rek bëgg taxawu goxu commune Bambilor dafa di nit koo xam ne li ñu gën a dugal ci ànd ak moom coaliser ak moom mooy que fépp fu ñu dem nit ñi ñu ngi wax mbaaxam ci action sociale yi muy def yemul ci loolu waaye mu nekk nit koo xam ne xaarul ba ñu jox ko mairie wala ñu dénk ko poste de responsabilité pour que mu dem uti ay partenaires yu dimbali commune bu Bambilor et pour preuve bëri na projet yu mu fi indi jox ko maire sortant bi pour que mu nekk loo xamante ne ni day jàppale ndaw ñi pour ñu am liggéey waaye day tax itam li nga xam ne mooy recette fiscale bi am ci commune bi mu yokk loolu bokk na ci li nga xam ne tax na muy nit koo xam ne xam nañ ne am na grandeur ci ku ko dénk dina defar bi ci topp mooy yàlla dafa dogal li nga xamante ne ñëpp gis nañ ne yàq bi nga xam ne mu ngi am fii ci commune Bambilor ñu bëgg koo saafara ba waral tey commune Bambilor bokk na ci commune yi nga xam ne ñoo ëpp ay candidats parce que ki fi nekk téléem fes na ba ku nekk yaakaar ne mën nga koo remplacer waaye ba loolu xewee ñu jàpp ne wéet jigul kenn te booloo mooy doole ba ñu wootee di waxtaan ñu ne dañoo bëgg ànd pour jële fi kii fi ne ndax li ñuy yàqal bëri na moom dane mën de jiitu sax ñoruma li ma ñor mooy nañ def équipe ku jiitu baax na ku ci topp baax na ba troisième position bu ma duggee baax na waaye li ma bëgg mooy indi sama apport contribution pour que développement local bi am te gaaw te yàgg loolu bokk na ci ay qualité nit boo xam ne moom la ñuy wër ndax moom démontré na la que moom askan bi rek moo ko ñor loolu tax na ginnaaw bi nga xamante ne mu ngi liggéey ci coopération internationale am lu tolloog 200 ONG yu ko bëgg accompagner te daan ko accompagner sax mu ne man de li ma bëgg mooy soppi sama xar kanamu commune moo waral coalition bii ànd ak moom ñu waxtaan xalaat xeetu projet yi nga xamante ne yii war nañ ko mën a indi teg ko ci budget bi nga xam ne moo fi daan am te ñu jàpp ne sax dafa limité pour ñu mën koo yokk améliorer ndax budget boobu li ñu jaaxal ba jaaxal ñu mooy soo ko xaymaa ci juróom-ñeenti at bi fi ancien maire nekk day dem ba 13 milliards yu teg waaye du benn dëkk booy dem buñ la ne lii ëpp na 100 millions commune bi moo ko fi def
mu nekk loo xam ne naqari nañu benn waaye mu nekk loo xam ne daf ñuy soññ itam ñu xam ne war nañoo uti dolli indi defar suñu gox ba nga xamante ni bii li population yi di xaar ci ñi ñu fal mu ngi fi. kon damay daal rek tàmbali pour présenter leen li nga xam ne ci tënk bu baax mooy mébétam jëm ci wàllu développement local. li mu njëkk a xalaat mooy képp koo xam ne ndaw nga dëkk ci commune bu Bambilor yàlla baaxee la xam-xam ak man-man ak taxawaay li mu bëgg mooy ensemble ñu teg fi conférence des cadres boo xamante ne bii ensemble ñooy toog waxtaan xalaat teg fi benn plan directeur de développement local boo xam ne dinañu permettre toujours ñu dox di pagastalu wala di dox comme ni nga ancien maire bi doon defee bu takastaloo ci xeer rek randal ñun dañoo bëgg am plan de développement local boo xam ne bii moom la ñuy doxee ensemble en partenariat avec les communautés de base, les personnes ressources, mais aussi membres du diaspora Bambilor commune yëpp. ci wàllu agriculture jàpp nañ ne mënta ñàkk kon agriculture da di loo xam ne Sénégal mënu koo ñàkk bu dul dara sax xanaa nga ne nga créer benn poumon vert ci biir lotissement yi nga xam ne ñoo fi am yëpp parce que dafa warul mën nekk rek ñu ne ay dëkkuwaay kese moo fi nekk ndax dëkkuwaay day ànd ak am liggéey day ànd ak am naataange mais day ànd ak environnement bu sell ba tax ñu ne du ñu bàyyi mukk gannaaw li nga xam ne mooy agriculture industrielle du ñu bàyyi itam élevage industriel ba dinañ góorgóorlu ba créer ay zone yoo xamante ne spécial réservé pour loolu mu sukkandiku si itam wax ne ku fàttaliku gox bi xam ne zone agricole la woon te bët Sénégal bii ngeen daan dégg suuf boobu mu ngi fi ba tey di ay hectares des fi ñu mën koo defar aménager ko jox ko ndaw ñi ñu liggéey si ba nga xamante ne bii la ñuy liggéeyi Espagne ak faneen dinañ ko mën a liggéey seen réew. loolu nag dafay ànd ak tàggat bu wér accompagner leen mais aussi accompagner leen ba ñu mën a am ay fonds yoo xamante ni fonds d'investissement lay nekk mais aussi fonds de bonification yoo xam ne crédit bu ñu leen mënti jox dinañ ko mën a fay à échéance sans ñu teg ci taxe yoo xamante ni ëpp na li nga xam ne mooy la norme. ñu ne ci wàllu aménagement du territoire ñu ne dafa bëri ay promoteurs d'habitat yu fiy ñëw ñëpp bëgg a defar waaye ñun jàpp nañ ne defar boobu dafay laaj ñu joxante loxo fexe ba lépp luñ fiy def bañ a nekk loo xam ne après day gàllankoor de vivre ensemble maanaam dëkkuwaay yi ak jàmm ak salaam ñu bëgg a fexe ba loolu bu ñëwee dinañ ko defin boo xamante ne bii du nekk loo xam da ngay bàyyi ku nekk rek mu def lu ko neex ba nga xamante ni li xew Bambilor jamono ji at yi passé yëpp muy inondation dara waru ko lu dul aménagement bu bon ñu bëgg a taxaw accompagner képp kuy promoteur bi ci ñëw ñu ànd ak yow jox la suñuy tegtal ba nga xamante ni bii di nga mën a liggéey bu sell te rafet te du am impact négatif ci population yi. ñu ne itam dinañ fexe aménager ay zone industrielle benn zone industrielle boo xam ne képp ki nga xam ne ñoo am ay corps de métier je peux citer les mécaniciens les menuisiers yeneen corps de métier nañ ko mën a daje de sorte que dinañ mën a d'abord jàppale xale yi nga xam ne seen njàng dafa yàqu ñu mën leen héberger mais aussi fexe ba renforcer seen capacité le consommer local am ba lépp lu commune bi soxla wala bépp industrie bu nekk fii aux environs doo jëndi fenn li nga soxla wala dem uti fenn service waaye di nga yem ci corps de métier yi fi nekk ndax dina leen encadrer gunge leen ba ñu mën a ñoŋal seen liggéey.
gox bi dafa soxla ay infrastructure moderne mais loolu dafa yomb ndax li nga xam ne mooy loi bi régir les pôles ak pôles yi ni mu tëddee weesuwul urbanisation bu bees boobu nag li mu lay jàppale mooy dafay am ay espace yoo xam ne c'est réservé pour les infrastructures mu jaadu kon li nga xam ne mooy commune bi jël infrastructure yooyu fexe ba ensemble outil ay partenaires public privé pour que ñu développer ko ba li ñu soxla lépp ñu am ko fi. Et je dirais par là que suñu projet bokk na si ñu ne dinañ fi def hôpital municipal boobu partenaires yi déjà sont identifiés bokkul ak hôpital municipal bi maire doon wax nag te dara amu ci bii moom dëggantaan la muy loo xam ne dañ ko bëgg a teg mu nekk ñu def ko. am na aussi partenaire bu fi ñëwoon waxtaan aussi pour ñu am un stade municipal multifonctionnel loolu bëgg nañ incha allah dinañ ko fi def bëgg nañ dëkk yëpp yi nga xam ñoo fi nekk équipe yi fi nekk yëpp incha allah kenn du si paas di dem ci Tëngéej di football yi waaye dëkk bu ne bëgg nañ la aménager espace multifonctionnel sportif boo xamante ne bii di nga mën a vraiment exercer ce sport foofu mais jàppale les jeunes talents pour ñu percer aussi génne. ñu ne ci wàllu éducation dañu bëgg at bu jot ñu fexe ba daara yi ñu subventionné la église yi mais aussi lieu de culte yi ñu gunge leen fexe ba aussi ñu taxawal fi jongante ci wàllu diine xale yi ñu fexe ba ñu am ay jongante at bu jot. ñu seet élèves yi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci njàngam alxuraan wala ci affaire catéchisme wala leneen ñu motiver leen ba seen nawle yi jéem a roy si ñoom pour améliorer leur niveau éducatif. ñu ne dinañ gunge itam ndaw ñi si njàng mi dañ fexe ba service de transport am fi pour élèves yi ak étudiants yi nga xam ne dañuy génne hors la commune de Bambilor pour jàng ji faneen mais aussi jàppale leen ci seen hébergement de sorte que problème yi ñu doon am dutuñu ko am dinañ fexe ba ay bourse ak ay aide ñu yokk ko naam amoon na mais ñu yokk ko de sorte que étudiants yi ak élèves yëpp dinañ mën a ñi war a jàng ci réew mi ñu jàng waaye at bu jot dinañ primer ay élèves yoo xam dañ leen di jàppale gunge leen ba ñu mën a jàng bitim réew pour mën a dellu si yoral ñu suñu gox correctement. ñu ne xale yu ndaw yi dafay jafe seen waajur yi toppatoo leen ni mu waree ndax xale dina dem jàng mais du dégg sax li nga maître bi wax ndax xiif walla sonn ñu ne cantine scolaire yi lañ bëgg a tegaat ñu nekk waaye du ñem foofu mais dinañ fexe ba fourniture yi xale yi di ko am à temps dañu xaar bee ko tëj nga jox leen ko nañ leen ko jox à temps et en quantité pour que vraiment parents yi mën a soulager wu un peu ci côté boobu. ñu jàpp ne aussi dafa am cité yu bëri yu ñëw fekk si ñu cité yooyu tey ku ci nekk da nga ñëw ak sa njaboot waaye ba ngay ñëw indaale woo école publique ñu ne espace yi nga xam ne dañ ko réserver ci cité yooyu dañu bëgg a def tout pour que ñu accompagner leen ak ay école publique pour désengorger un peu école yi nga xam ne ñoo fi nekk te ñuy constater ne ay 100 élèves dañuy nekk ci benn salle de classe. ñu ne du ñu yem foofu waaye dinañ fexe ba commune bi am bibliothèque municipale waaye moderne loo xam ne numérisé lay nekk ba pour nga gëstu fa walla nga fexe améliorer sa njàng ko walla say recherche dina yomb loolu aussi bokk na ci programme bi nga xam ne incha allah dinañ ko taxawal waaye ku ne dëkku ak réew ñu ne identité donc ci biir identité boobu moo tax ñu ne at bu jot bëgg nañ créer festival culturel
festival culturel annuel ci commune bu Bambilor loolu yëpp pour may chance suñu jeune talent yi fi nekk ak acteurs culturels yi pour que ñu mën a exercer mën a émerger encore mais loolu yëpp ñu ngi koy teg ci création benn entité cadre boo xam ne bii pour la concertation des acteurs lay nekk entité boobu dinañ leen accompagner dinañ leen gunge ba nga xamante ne bii dinañ jox benn identité correcte suñu commune bu Bambilor ba mën a attirer le tourisme et l'investissement dinañ fexe ba retracer valeur culturelle yëpp yi nga xam ne moo nekk ci localité bi loolu yëpp dans le but de pour jox daal maanaam benn xar kanam suñu commune ba nit ñi gën koo bëgg gën koo sopp gën fee yegsi ñu ne ci wàllu aménagement du territoire bi li ñu bëgg mooy fexe ba ñi nga xam ne ñooy ay promoteurs d'habitat ñëw di def fii ay cité ak ay tabax dañu bëgg en parfaite collaboration ñuy ànd ak ñoom seet nan la ñuy fexe ba li ñu fiy teg du impacter négativement dëkkuwaay yi ak nekkuwaay parce que constaté nañ ne dañ doon ñëw rek def li leen neex kenn du leen wax déet kenn du leen corriger ba mu indil ñu mbënn mu bëri ci dëkk bi ndox bi mënatul a jàll nit ñi di chaque fois ñuy sonn di am problème léegi dinañ fexe dëggal suñu bopp taxaw bu wér ba bépp autorisation de construire bu ñu fiy war a defar ñu saytu ko seetaat ko ba nga xamante ne bii ñu nekk loo xam dañ koy def après muy gaañ population ci loolu aussi dañ fexe ba aménager ay zone benn zone industrielle boo xam ne dañ fay regrouper corps de métier yëpp pour que ensemble ñooñu fexe ba seen liggéey boobu ñuy def ñu mën koo ñoŋal benn mu nekk benn place boo xam ne ñëpp ñi nga xam ne seen njàng dafa yàqu ñu mën leen héberger foofu dimbal leen mais aussi encourager le consommer local ba bépp projet boo xamante ne bii am na fi wala liggéey boo xam ne am na fi nañ ko mën a jox suñu doomi gox ba ñu mën see gis seen gox. au même moment aussi ak attraction pôle yi fi am li ñu bëgg mooy fexe ba pôle yooyu bu ñu ñëwee espace yi nga xam ne moo fi nekk ñu fexe ba infrastructure yi gox bi soxla yëpp ñu def ko fi bokk na ci infrastructure yooyu mooy hôpital municipal bi ma doon wax bokk na ci infrastructure yooyu stade multifonctionnel bi ma doon wax bokk na ci infrastructure yooyu marché central boo xam ne mooy nekk le poumon économique bi nga xam ne moom lañ bëgg Bambilor soppali bu nekk ko parce que pour ñun Bambilor dafa nekk zone tampon entre pôle yi nga xam ne moo fi nekk muy pôle Diamniadio pôle Lac Rose pôle Dène nekk zone tampon entre région de Dakar ak région de Thiès mu war a nekk benn bloc économique boo xam ne ñun ñoo ko war a créer ba nga xamante ni dinañ am ay partenaires public privé yoo xam ne ensemble dinañ fi bâtir des espaces yoo xam ne loo soxla ci dootoo dem Tëngéej dootoo dem Ndakaaru di nga ko fekk Bambilor ñu ne dafa am ay zones yoo xamante ne yi foog ñu taxaw si pour jàppale si nit ñi parce que ku ne xam na ne maître Abdoulaye Wade dañ koy gërëm bu baax parce que si vision xamoon na ne nit du dëkk ci kaw asamaan ci la demoon mu di récupérer le 1975 R mu ne waaw dama bëgg ndaw ñi ak dëkk yi ñu sax waaye ñu am espace yu ñu dëkk ba suba seen njaboot am fu ñu nekk loolu nekk gàllankoor boo xam ne dara téyew ko lu dul ñu fi nekk te télé demuñu dikkuñu laajuñu xamuñu te bàyyiwuñu nit ñi xam def taxawuñu lu dul taxawaayu ku bëgg a defar ñu ne doo ko fi defaree pour bañ nit ñi ñu ne diw mi moo sottal nangam mënumaa gas teen nag te kenn du ko fi gas loolu dafay nuru laneen xam naa après ngeen tekkil ma ko ñu ne dañu bëgg a logements sociaux yi nga xam ne ñu ngi dégmal si fii itam ñu fexe ba def tout pour que femmes yi jeunes
couches vulnérables yi ak handicapés yi ñëpp ñu fexe ba ñu cëru si ñu am si dinañ créer système boo xam ne dinañ leen accompagner de sorte que dinañ mën a bénéficier ci loolu. pour li jëm ci wàllu woowu aussi duñ ko def ñun rek parce que am na ci loo xam ne ay compétence la yoo xam ne am nañ waaye compétence boo amul itam sañ ngaa seeti ki ko am en partenariat ak moom ngeen ànd liggéey seen gox ba mu correct moo tax dinañ rapprocher aussi service technique de l'État yi en charge du secteur de l'assainissement pour que ensemble ñu travailler sur suñu plan directeur ñu ànd ci liggéey ñu ne dañ taxaw ba góorgóorlu ba réseau yi nga xam ne moo fi nekk muy électricité muy ndox ak même signal téléphonique ak numérique bi ñu fexe ba mu gën a yaatu ci gox-goxaat yépp ndaxte jamono bi ñu toll dafa nekk jamono boo xam ne loolu daf ci am solo trop foog ñu taxaw si pour que mu nekk ñu renforcer aussi éclairage public bi loolu yépp pour assurer sécurité population yi mais du ñu yem foofu suñu xel jëm na ci créer benn agence boo xamante ne bii lu muy liggéey mooy assister veille et assistance au service de sécurité publique pour lépp loo xam ne lii gis nañ ko ci dëkk bi te jaadu ñu signaler ko pour que service d'ordre bi taxaw si correctement ba jàmm gën a sax suñu ko. Donc, je crois que je n'ai rien oublié, sinon naa fàttewuma dara donc yi tënk daal li ñu leen bëgg a wax mooy ñun am na ñu naqari suñu secteur suñu gox parce que Bambilor dafa nekk dëkk boo xamante ne bokk na ci commune yi nga xam ne ñoo ëppoon koom ci communes yi kon su fekkee ne ñun dem nañ ba toog ba nëgëni ñu ne ki ñu dénkoon suñu koom juróom-ñeenti at 2 ans délégation spéciale 5 ans mandat ak 2 ans de rallonge muy 9 ans ñu toog ba nëgëni di ko laaj suñu 13 milliards fu mu dugg mënuñu koo leeral ndax ne du joxe bilan ndere falaatuñ ko ba pare dama ne dafa amul bilan te lim fi liggéey ñëpp gis nañ ko ñun nag li ñu bëgg mooy koo xam ne bu ñu la dénkee nga liggéey da ngay rendre compte loolu lañ soxla bu rendre woon compte sax ñu mën koo wax ndax dañ koy gërëm wala dañ koy féliciter mais il se trouve que leeral na ne amul lu mu wax moo tax mu ne amul bilan comme moo waxal boppam ne amul bilan ndax du présenter bilan kon ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal mu dem ak jàmm bàyyi ñu liggéey pour mën a présenter bilan. beneen bi mooy suñu njaboot bi ñun dañu am problème ndax suñu njaboot bi dañoo amoon yaakaar ci moom trop jàpp ne kilifa lu mu la wax dëgg la jàpp ne kilifa bi nga bëgg di ko gunge ci activité yu yépp du la seetaan mukk ngay dugg ci lu lay lor suba waaye tey fii ñu toog di wax ak yéen doomi Bambilor lu bari daw nañ génn dëkk liggéex seetaan bu mu leen seetaan ñu dugg ci loo xamante ni lu ne topp na leen ci ba mënatuñoo toog seen dëkk et parmi eux ki nga xam ne moo nekkoon directeur de campagne am élection yi passé kooku xam ngeen ne wér na ne lu ne defal na ba mu falu kon kooku bu demee ba mënatul toog si dëkk bi abandonné njabootam ak ñëpp loolu mooy firndeel sa médiocrité maanaam ay limitam ak ni mu seeraale suñuy ndaw dugalu leen ci lu baax au moment où je vous parle tey bu dul woon taxawaayu ay membres yoo xam ne dañoo bokk ci génn kuréel gu mag ci dëkk bi tey dina am ñeneen ñu fi jël ci yóbbu leen te dara warul la ko lu dul mu seetaan leen ñun nag li ñu fas yéene mooy fexe ba buñ fi toogee incha allah góom yëpp ñu faj ko ci jàmm ak salaam ndax suñuy doom lañ dañ leen war a protéger dañ leen war a jàppale leen gunge leen ci li ñuy liggéey
ñu légaliser ko jaare ko ci yoon nekk ay entrepreneur yu officiel yoo xamante ni lépp lu ñuy defar dinañ ko teg ci yoon am ci seen teraanga ak seen sutura sans ñu am ci benn gàllankoor ñun loolu lañ bëgg waaye sa nawle nga koy seetaan di ko dugal ci loo xam ne yow weccet ba nga cay am rek moo la ci intéressé suba bu amee problème nga taxaw fee ne santuma ko woon loolu rafetul yooyu lañ bëgg mu jeex fi ñun dañoo bëgg jàmm sax fi développement sax fi beneen bi mooy que ñu bëgg jàppale commune Bambilor du jeex ay commune de l'extérieur dañoo bëgg jàppale commune Bambilor diaspora Bambilor dañ pare pour jàppale Bambilor waaye kenn amu ci bunt pour mën a def li nga bëgg ndax ki fi nekk mayul kenn possibilité pour que nga indi sa partition ci développement local te loolu bu dul woon li muy lii rek buñ ko détaillé ku ne dina xam ne moom dafa iñaane njabootam je dis bien dafa iñaane njabootam parce que mënoo leen indil ku leen bëgg indil nga ne ko doo ko fi def loolu rafetul loolu bokk na ci lu ñu naqari moo tax xaw ma kañ lañ ko koy baal waaye bu ñu faloo ba pare nañ ko oo jéggal ko ñaanal ko yàlla incha allah di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne journaliste yi ñu ngi leen di sant yéen tam di leen ñaan ngeen jàppale ñu rek ndax ñun de yorew ñuy moyen waaye yor nañ xam-xam ak xalaat ak yéen pour liggéeyal suñu gox waaye am na ñu yor ay moyens ak nañ ko amee pour nag fexe ba ñu toogaat fi continuer yàq bi ñu nag ñu leen di ñaan yéen ñii am ngeen ci wàll ngeen taxaw jouer ci seen partition de sorte que développement local bi buy am ñun ñëpp ñoo koy bokk toute profession confondue kon nañ ci taxaw ñu xam ne dëgg la yàlla bëgg te dëgg rek mooy mujj asalaamaaleykum